mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jottalit xabaar yi li aju ci wàllu dépense publique yi maanaam daal tamit ak yaxanal ci réew mi ak yu demee noonu njiit réew mi ci conseil des ministres bi mu ne taxawal nañ lépp loo xam ne aju na ci am ay woto yu yees yoo xam ne nañ ko duppee ay auto fonction yi nga xam ne ci la ñuy liggéey yu demee noonu ne daal loolu nañ ko dakkalandi mu door tey ji ñaar fukki fan ci weer yi ba jëmmi jamono waa société civile wala waa forum civil bi am ci ñoo xam ne rafetlu nañ ko lool waaye nag dañoo daal am jiixi jaaxe ne ndax loolu noonu ko waxee noonu lay demee Abdoul Aziz Diop daañu ko ci déglu léegi ci biir xabaar yi li aju ci wàllu alal ji gën a ci suuf si ñu duppee ko rek secteur minier bi ak yu demee noonu lii am na ñu ciy daje universitaires yu bare bari di ci waxtaan itam ak xool nañu koy gën a yoree ak loolu tamit fële ca Thiès daañu ci jokkoo ji léegi ak gox yooyu ak kii di Babacar Ndaw mi ñu toogal ci waxtaan yooyu li aju ci wàllu jàngalekat yi nekk ci SAEMC tamit ñoom daal ñu ngi wéy ba léegi itam di laaj daal lépp loo xam ne aju na ci luñ doxoon seen diggante nguur gi nu fexe ba loolee daal ci ñu wekk ko daañu ci dikk léegi ci biir xabar yi daañu ci toftali tamit gerew boo xam ne bii université Assane Seck ba nekk ci diwaanu Ziguinchor ba faw nag lañ wax étudiants yi daal ñoom nee ñu nekkin wa moo xaw a sanax lool ba daal dara doxu fa daañu ci dikk léegi ci biir xabar yi daañu ci toftali tamit li aju tamit fële ca nga xam ne moo di département bu Bignona am na ci ay gox yoo xam ne fi mu toll nii daal li fa aju ci élèves yi nga xam ne ñoo nekk foofu la daal waajur yi léeg-léeg dañuy génne daal seen ay doom ci école beeg yooyu demee noonu daal dem ci circuit Gambie bi daal mu doy waar lool ñuy daal ak école yi nga xam ne tam ñoo nekk ci dëkk yooyu la nekk ci diggu dox diggante Sénégal ak Gambie ni muy doxee waaye état civil bi tamit daal lu jafe-jafe la am foofu la ci kayit yi ni ñu ko fay amee daañu ci dikk léegi ak benn Michel Kanfoudi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. démb bi gannaaw bi ñu leen nuyoo bi Macky Sall di dajeek jëwrin yi dafa ne daal léegi oto yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo léegi nag tey ji ñaar fukki fan ci weer wi tàmbali nañ nag dakkal ko daal di ko am ak yu demee noonu le ba xoolaat mbir yi càmbaraat ko bu baax a baax xool itam dépense yi boobu feefee la cay dugg ba daal gën ko ak jàppandal ko yaxanal man caa am loolee li mu wund mooy xëy na gën a koomal waaye nag waa forum civil ak société civile bi am na ci ñooñ nee ñu rafetlu nañ ko naam waaye nag ndax noonee lay demee ba faw Abdoul Aziz Diop coordonnateur bu forum civil waxtaan ci El Hadj Malick Ndiaye. waaw wolof li ñu tënk mooy su dee ci principe bi rafetlu ne li président wax ni pour ñu yaxanal mais xam nga principe bi am na ak réalité bi nag mooy li ñu gis que ni boobu ba léegi 2012 ba léegi ci xaalis bi ñu dépensé et puis au delà même dañu gis ne xaalis bi dafay dem fu mu warul dem c'est-à-dire dafay poser problème d'abord d'allocation des ressources de la répartition inéquitable ñii di seddu à travers peut-être leur poste ou à travers leur posture à travers l'État ñeneen ñi tey askan boo xam ne ñu ngi dool par exemple ces véhicules dont on parle am na ci des communes yoo xam ne qui n'ont pas d'ambulance am na des collectivités territoriales yoo xam ne elles sont dépourvues de tout il y a des services de l'État qui ont besoin de ces véhicules pour faire leur mission mais amuñu tey moyen alors que d'autres à leur place ñu ngi yoree tey ay parc automobile boo xam ni soo ko xoolee ñii pour seen jabar ñii pour seen doom ñii pour seen les beaux plaisirs alors que amu loolu baaxul donc président de la République je pense que li mu wax da cee war a jiitu moom jiitu bi mooy état bi ci kaw c'est-à-dire parc automobile président de la République wàññi institution budgétivore ñu def audit réel parce que annoncé nañ ko bi ne woon premier ministre dina def le suivi en août mais comme premier ministre amatul donc dañu gis que ni daal état bi ñu bëree bëri dañuy utiliser les moyens de l'État à des fins personnelles ils se servent de l'État plutôt mais servir ñu état bi servir ñu nation bi te loolu aussi su yàggee mbirum li muy indi mooy dañuy gën a dugg ci ndóol bi dañuy gën a dugg ci ay rapports yi nga xam ne tey dañ ko doon génne yëpp di tuumaal ay nit yëpp lii da koy gën a firndeel wane ni rek yorinu daal sellul war nañ la taxawaay. kooku di Abdoul Aziz Diop li aju ci wàllu li jógee ci alal yi jógee ci mbel yi jógee ci suuf si mu di minier bi damay loolu am nañu seen xam-xam màcc wala fànn boobu ay universitaire di ci taxaw di ci bokk waxtaan tam ngir lépp daal ñu yor ko ci loxo yi sell su ko defee tamit mbir yi liñ ci bëgg rek mooy jàppandalal bal xabaar yi génne foofee ci wàllu mine yeeg li aju ci wàllu fànn boobu mu nekk loo xam ne lii ak jumtukaay ba du mu mën a demee wala alal ji ciy génn balaa pétrole bee feeñ itam ñu boole ko ca Babacar Ndaw. tolluwaayub mine ci Sénégal rawatina dëkk yi nga xamante ne ñoo leen dalal ak jeexital yu bon yi mu fay indi tax nag kuréel gi di think tank garab jóg Cheikh Tidiane Mbaye moom mooy coordonnateur u think tank garab. gis nañ ni xëy na boo demee ci mine bi ni ñu ko exploité donc population yi dañ ci gën a dellu ginnaaw ci yoon te ñun jàpp nañ ni balaa état di dem ci hydrocarbure ndax pétrole ak gaz feeñ na fi te war nañ ko exploité balaa ñu ciy jublu comme amoon nañu mine ak carrière te commencé woon nañ ci exploité ñu tàmbale def bilan mine bi bu ñu defee bilan mine bi ñu xool état li mu wax
waxoon ak li am ci réalité terrain waaw ñu xool ndax état lim ñu waxaat ndax loolu mën nañ ko jàpp ndax ki la wax démb lii def lii tey tamit bu la waxaatee lii war nañu taxaw seen muy mbootaay bomb ay étudiants ay xeltukat ay gëstukat yoo xamante ne ñu si ëpp nag ñu ngi si daara ju kawe ji di UVS jàpp nañ ne tey jii seen fànn bi nga xamante ne moom lañ si bëgg a dugal si wàllu gestion minérale yi rawatina si réew bi ñuy wax ne pétrole ak gaz bi ngi fiy feeñ mooy gën a fexe ba yee askan wi Cheikh Tidiane Baye. parce que kilifa du defar société masse mooy defar société mais masse bu yeewul aussi kilifa yi ñoo koy diriger mais masse bu yeew mooy diriger société boo xoolee société tubaab bi gënuñu ñu mais société tubaab bi écart yi am fa gi nga société tubaab bi baykat bi li Sarkozy xam wala seen président bi moom la baykat ba donc moom dafa am information xam ni moom mooy buur beneen bi xam ni lii kii li mindaanam la xam ni ressources yi fi nekk moom mooy borom bi daa war a jaamu soxlaam boo xoolee moo tax seen président yi donc yabuñu seen askan mais ñun bu ñu dimbalee suñu askan fexe ba ñu xam ni ñooy buur fexe ba ñu xam ni fi xew xam li nga xam ni mooy seen àq ak seen yelleef fenn seen dirigeant yi dinañ leen gën a respecté. kuréel gi juddu mboole seeg ndaje boo xamante ne sottante xalaat jàpp nañ ne sax liñ si jëlee dinañ ko yët ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi waaye duñ si des danañ leen topp ngir tey ji li nga xam ne mooy suivi bi ñu méngale ko waaye te fexe ba askan bi di gis seen bopp bu baax a baax si koom yi nga xamante ne constitution bu Sénégal moom moo jëmmal ne askan wi yëpp ñoo ko bokk. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jàngalekat yi nekk ci moyen ak secondaire njàng mu digg doomu mi yama mbaay mi itam foofee ci waa SAEMS ñoom nañu nguur gi lañ waxoon ak ñoom wuy waaye nañ ko daal di wekk rek respecté ko mu wéy ñoom nag ñu ngi woon ci boori Saloum am waxtaan fa doon amal bëgg itam yëf yi daal ak jàppandal war cee man am Sawru Seen secrétaire général bu SAEMS waxtaan ci ak Babacar Samb. waaw wax ne rek fi may waxee ak yow ni maa ngi ci région wu Kaolack nekk en tournée d'information surtout que tournée bi ñuy def c'est dans le cadre quand même d'un agenda de notre organisation le SAEMS mais tournée boobu aussi dafa nekk dans un contexte boo xam ne contexte bu particulier de grève la grève boobu nag ñëpp xam nañ ni li ko indi dans le secteur de l'éducation mooy que encore la non matérialisation des accords signés dañoo jàpp ni li nga xam ne dañ ko signé ak gouvernement au Sénégal le 30 avril dafa am ay poñ yu bëri yoo xam ne quand même dañuy laaj ñu respecté ko alors ci poñ yooyu am na ci question yoo xam ne quand même dañoo jàpp ni gouvernement bi war na ko mën a def bu gaaw système de rémunération des agents de l'État mais loolu engagement au président de la République la gis nañ ni ci salaire yooyu wax dëgg am na lu bëri loo xam ne injustice la kon injustice yooyu comme njiitu réew mi def ni woon il faut que benn cabinet indépendant def étude bi cabinet boobu def na ko mu ne moom instruire na inspection générale de l'État mu liggéey ci mbir moomu liggéey yooyu yëpp buñ ko tegoon ci table bi je crois que war nañ mën a commencer waxtaan bu ñuy permettre à ce Sénégal am un système de rémunération bu équitable. ñoo ko déggandoo kooku di Sawru Seen geraw boo xam ne bi itam université Assane Seck donga yi fa nekk ñoom dañoo dem ci geraw boo xam ne bi nee ñu c'est fini li gaay naan départ rek bañ a dellu si at gannaaw dañoo taañaañal ba faw la ñu def daal ne daal étudiants yi ñoom nee ñu nekkin wa dafa sanax lool dara baaxu fa liggéey li ñuy defar foofee ngir tabax itam dara yëggu ci mbir mi tar lool jaaxal leen Ibrahima Diouf waxtaan ci ak benn Michel Kanfouf. illimité moom yaakaar naa ni jeexal nay wax lépp luy jàng ci condition yi nii nañ ko arrêté parce que du sunu coobare ñun bi ñu joxee emploi temps yi dañoo seetlu emploi temps yooyu c'est des emploi temps qui sont prématurés léegi étudiant bu nekk Sénégal ñun mënuñu concevoir ngay xëy benn yoon ngay def cours ci journée bi ci semaine bi benn yoon boobu ngay def cours nga ñëwaat encore defaat cours léegi nag biñ ko xaymaa toog suñu commission pédagogique biñ ko xaymaa ba toog ce qui veut dire que 2 ans lañ nar a def pour mën a pare première année 2 ans première année ak procédure yëpp pour xaar ñi dem rattrapage ainsi de suite loolu yëpp bi ñu ko calculer buñ ko xaymaa dina beesu ñaari at maanaam du ñu pare daf ñoo mujjee jaaxal ndax chapiteaux dañoo yaakaar ne ñoom niñ ko waxee ñoom ci seen biñ koy rafetal di ko wax pour ñun maanaam du mot sax 1 mois weer du mot weer waaye tey chapiteaux yi ñu gis nii weesu na ñaari weer léegi ñu ngi dugg ci ñetteelu weer bi di dem liggéey dafa taxaw kenn nekk fa y'a personne ñoo neen pour def fondement bi ñooñu pare ñu dem ñoo ñëw samp leen weñ ñi léegi ñooñu bi ñu demee léegi am na une semaine. fële ci ba fi ñuy wax Touba Tranquille nekk ci département bu Bignona Sénégal ña dëkk Sénégal yi dëkk foofee ñoom ñu ngi daal di tàmbali nag génne élèves yi ci njàngaleem Gambie mi di ko tegaat ci bopp Sénégal gannaaw ba nga xam ne dañ leen a tabaxal ab école foofu la fay jafe-jafe kay mooy mbiru kayitu judd yi moo am ay jafe-jafe benn Michel Kanfouf. boo lakkee français mën naa dégg waaye nag ngir tontu la dafay nekk jafe-jafe. Fanta Badji mu ngi juddoo te Touba Tranquille benn tund bi nekk ci département bu Bignona jege lool Gambie bés bu nekk nag day jéggi frontière bi ngir dem jàngi ji.
study in Gambia. The time I'm learning in Gambie lay Gambia. jàngee ndaxte waxtu bu ma naroon tàmbalee l'école bi fii amuloon dara école bi fu gënoon jege mooy bu nekk Gambie. That time school is not here. It's too far. Senegal is too far from Touba there. ñu mel ni ki moom nag bëri na ay doomu tund boobu nga xamante ni dañuy dem jàngi ci circuit scolaire gambien bi bu ñu sukkandikoo ci Yankuba Diatta moom mi nga xam ni mooy chef de village Touba Tranquille. xale yi ñu bëri ñuy dem jàngi Gambie parce que ñu ne école sénégalais yi nekk fii di ay écoles yu baax mais Gambie dañuy construire des belles écoles sur la frontière loolu moo tax ñun ay élèves yu bëri ñu bëgg a dem jàngi ak Gambie. situation bi ni mel nag taxoon na sax ba autorité sénégalaise yi daal di tabax benn l'école ca Touba Tranquille établissement boobu nga xam ni nag ñaari at ci ginnaaw Serigne Baye Thiam mu ñu dénkoon wàllum jàng mi nag moo ko inauguré Malang Sambu di jàngalekat bu bàyyeekoo ca Touba Tranquille di ko rafetlu. même daaw nga laaj xale yi ku nekk président de la République ñëw Yaya Jammeh mais léegi ak école bi ak yeneen action yi dañu remarqué que élèves yi dañu formé wu sénégalais dañu xam même lu nekk Sénégal même nga laaj xale yi léegi dañuy wax président de la République c'est Macky Sall. daara joojile nag tax na ba ñu jëlee ndongo yu bëri ci circuit scolaire gambien bi. léegi moom alhamdulilah léegi moom wàññi na ko parce que l'État samp na une école sur la frontière école boo xam ne bu baax la. waaye nag ay ndaw yu bëre dañuy faral di jànkoonte ay problème état civil mi nga xamante ni équation bu rëy la ci Touba Tranquille bu ñu sukkandikoo ci kàddu chef de village bi di Yankuba Diatta. côté bi ay 2002 depuis su problème amee rek ñu bëri dem nañu lakkatu Gambie mais léegi ñëw nañu ñu bëri dañuy perte seen kayit ba léegi amul kayit surtout am na ay pa am na ay mère surtout les enfants état civil loolu grand problème la dama bëgg état jàppale ñu. ngir corriger paradoxe bi ni mel ca Touba Tranquille tund woowi nga xam te ni ci Sénégal la bokk te ñu fa ëpp nationalité gambienne la ñu am nag kii di jaraafu Kataba 1 Abdoulaye Badji di ñaax ñu def foofu audience foraine na. il faut reconstituer l'état civil. il faut que ñu reconstituer état civil bi ci Touba Tranquille bu ñu ko deful dinañu ñàkk ay sénégalais yu bëri ndaxte ñu bëri ngir mën a déplacé wu dañuy dem defari ay kayit Gambie ndaxte foofu la gën a yombee donc faaw mu am audience foraine di dimbale askanu Touba Tranquille. pièce d'état civil en Gambie. Touba Tranquille di tund bi nga xam ne askan wi dañoo dawoon làkku ji ci waxtu wi nga xamante ni fitna bi jugoon na ci Casamance dund daal dina fay dekkiwaat waaye fu mu nekk nii askan wi li leen gën a soxal mooy ñu am li tax ba ñu naan leen ay sénégalais lañu ak itam ay jumtuwaay yi tax ba ñu mën a am nekkin wu sell ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Konfoudi. dëkk bi nekk Moussalo nga xam ne ma nga nekk ci digganteem daal. ak gox yële ca boori Tambacounda waaye amuñu ndox amuñu courant waaye nag ñu ngi am yaakaar ne xëy na suñu yeesalaat mbir yi ñu jooyantiyaat ko ñu jokk ci ak Boubacar Tamba loolu dana nekk loo xam ne lii lu jàppandal lay doon dëkk la boo xam ne bii daal itam wax nañu nag askan wa léeg-léeg day lëndëm lool ndax courant tumuranke na fa ndox moom waxaale wuñu ko ñu jokko ji ci ak Boubacar Tamba. Moussala moom di ab dëkk ba nekk ci commune Bembu te mu seq dégg ak Mali ñetti junni doomu aadama ya fi yeewoo daanaka ñàkkum ndox mu neex bokk na ci la leen tere nelaw. parce que amuñu forage sax man sam bopp dëgg yàlla beneen ndox sax moo ko laalee damay xam ne beneen ndox laa laal. parce que immédiatement damay am problème. donc vraiment loolu daal moom moo doon li suñuy mbébét. lu jëm ci ñàkkum courant bi jàpp nañ ne am na lu mu giseek ñàkkum kaaxange. waaw courant moom loolu dafa doon loo xam ne bu dee sécurité fu leer lu leer yaakaar naa ne ku dul def jàmm boo gisee lu leer da ngay daw. parce que doo bëgg dara lu leer parce que doo def jàmm suñ ko amoon fii nag wax dëgg yàlla am ay poto lampe si kenn artères yi. surtout si yoon bi nga xam ne ñëpp fa la ñuy jaar dooru tali bi parce que on est obligé maintenant si tali bi ngay dox man de si tali bi laay dox lu ma dox ci suuf guddi bu jotee moom maa ngi si tali bi te tali bi tamit dafa lëndëm li ñuy may chance sax mooy camion yi taxaw donc sécurité boobu ñu bëgg loolu dinañ tax ñu gën ko ñu am ko waaye nag war nañu mën a am sécurité aussi suñu wetu force yi gis naa ne police frontière moo fi nekk ak douane donc suñ fi amee camp militaire bu nekk ci wetu Falémé bi dina tax gars yi nga xam ne dañuy jóge ci biir beneen réew di dugg si ñu am accès jaar fi pour mën a dugg bu ñu amee police frontalière bi nga xam ne tamit ñu dugg ci oto yeeg yooyu yëpp dinañ leen gis. wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu ngi si liggéey bu am solo parce que ñu ngi def ay opération de rapatriement ak yooyu yëpp. loolu lu am solo la. askan yaay yeewoo fii ci Moussala di dundee yaakaar ni programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers dina leen xettali te ni mu gën a gaawee ñu xeeb ko Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Moussala rajo Sud FM.
étudiants Sénégal yi nekk fii ci Wuhan nekk ca Chine fukk lañ ak ñett ba léegi ñoom liñ bëgg moo ñu jëlee leen foofu nga xam ne fa la wopp ja daanaka wulee ñaay coronavirus ñu ne nag ñoom daal mbir mi daf leen a jaaxal lool am nañ nag yaakaar ne xëy na nguur gi dana gaaw rek yëngu baral mbir yi ndax ñoom liñ gën a bëgg daal mooy ñibbisi Cheikh Mbacke Amar kenn la ci ñoom waxtaan jokkoo ci ak Ndeye Mariam Ndiaye. waaw situation bi fii moom dañ koy gàttal ci ni dañu mooy mise en quarantaine bi fi nekkoon depuis le 23 xam dañoo tëj dëkk bi léegi nit ñi ci kër yi lañ nekk ak ci néeg yi buñ mën a génn ci loolu tamit waxoon nañ ko ñi ñu ko war a wax muy suñu ambassadeur wax nañ ko tamit suñu ay autorités yi ni leen ñun dañoo bëgg a dellu si Sénégal ñoom tamit ci liñ ñu répondre mooy jox nañ ñu ndimbal ci ay koppar ni ñu jàppandi ci ba xool ba xam ñoom lu ñuy xool loolu tamit nag parents yi ñoo jëloon relais bi ñoom tamit di ci liggéey ci rapatriement bi tasi nañoo ministre d'État tasi nañ ministre Amadou Ba joxoon na leen ay engagement parents yi tamit ñi ngi xaar engagement yi fan la ci ministre bi toll ñoom déggaguñ ko joxaguñu ci information ne ñoom ñi ngi xaar ministre bi dafa wul retour ci foofu lañ ci toll ci loolu tamit gis nañ ambassadeur chinois bi nekk Sénégal moom tamit woote na fii ci autorité chinoise yi ñu xool ci lu ñu nekk dem ñu lijjanti bu fekkee xool ba xam dañuy am ay manquement yooyu bind na ko moom tamit ñu ngi xaar daal boo pare tamit suñ parents yi am na biñ gisee ministre bi nee na dàquñu ko woon waaye nee na daal du jamono ji bon waaye fii nag moom xamaguñ ba xam ñu daal ñu ngi toog daal di déglu suñu parents yi lan la leen ministre bi di tontu. ci wàllu coronavirus boobu sax buñ ci demee ba léegi tamit ci li nga xamee ne mu aju ci lim bi daanaka junni bi la ca topp dafa daal di bari lool itam am na tamit lim bu takk boo xam ne bi tam ñàkk nañ ci seen ay bakkan fii nu toll nii foofule ci Chine amit yeneen dëkk yu mel ne Japon yoo xam ne tam wopp ji law na ba yegg foofule am ci gaal goo xam ne gi ña fa nekk itam am na ci tawal ji alawte ko gum leen alawte ko fii ci biir Sénégal tam am na ci ñoo xam ne sax nee ñu daañu daal tàllal seen ay loxo fële ca golf daal ni ko xalif général bi fi nekkoon Serigne Mansour Sy mu mag ma doon waxee te Serigne Habib Sy di ko wéyal itam dibéer ji sax ñu def ñaan joo xam ne dañuy bëgg daal aar réew mi ba nga xamee ne tawat jooju nga xam ne moo di coronavirus moom ñu daal koy dànk daal ba nga xamee ne daal sunu borom bu nangoo mu bañ a yegg si fii ci biir réew mi loolu kon dibéer lay am benn waxtu fi mu toll nii moo dem ba fekkook luy toll fukki minute ak juróom-ñaar ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum rek wàllu boxe ak Jeux olympiques yi tournoi bi war a am nag di fàttali fanweeri boxeur ak ñett ñoo ci xëccoo ñaar fukk ak ñaar fukki ak benn ay jigéen lay doon ñuy xool nag après kan mooy dem Jeux olympiques Sénégal moom juróom-ñaari boxeur la présenté tey ji lañuy tëj doj bu njëkk yi nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu stade olympique bu Diamniadio bi ki koy tëj doj bu njëkk bi nekk Macky Sall 16h lay doon ñu jàpp ne jumtuwaay tàggat yaram bu ñu def toll ci 50 000 places liggéey nag na dool ci fukki weer ak juróom-ñaar lu ñu dugal ci toll ci rek ëpp nag téeméeri milliards waxtu bi ñu koy teg nag doj bu njëkk woowu ci wàllu tàggat yaram fii ci Dakar nag moom daf ko rafle lool tumranke ko bu baax a baax rawatina nag luy yëngu ci wàllu football beeg athlétisme bi waaye nag ñu ngi xaar bu baax a baax li nga xam ne kat moom moo jëm nag ci wàllu bi jëm ci lii yaakaar war na am nag ginnaaw bi nga xam ne kat wax nañu stade bi dañ koy defaraat dañ ci àndat Odile Minkilaan. athlétisme bokk na ci discipline yi gën a sonn ci ñàkkum ay bërëb yu ñuy tàggatoo fii ci Sénégal région bu Dakar nag moo ci gën a wopp Bara Thiam mooy vice-président fédération sénégalaise bu athlétisme. boo xoolee yeneen région yëpp am nañ piste athlétisme problème bi Dakar la nekk Dakar mi nga xam ne mooy capitale bi nga xam ne athlètes yi ci ëpp fi lañ nekk daanaka yi ci gën a xarañ fi lañ nekk fi la fédération sénégalaise d'athlétisme bi nekk Dakar moo manqué woon piste parce que piste yi ñu amoon ñaar lañ ci amoon Léopold ak Iba Mar mais Iba Mar depuis ñaari at dafa yàqu kenn mënu fa woon a daw. football moom kenn demul mu des sonn na wopp na rawatina département bu Dakar amul benn infrastructure sportive bu fi dox Pape Momar Lo njiitu ODCAV bu Dakar moo biiral lu ni mel. soo jógee plateau Iba Mar Diop moo fa nekk Assane Diouf c'est fermé nga wàcc tuuti ñëw Demba Diop c'est fermé les stades municipaux HLM c'est fermé Ouakam c'est fermé Ngor c'est encore en travaux depuis 5 ans Parcelles Assainies c'est en travaux depuis 8 ans Yoff c'est en travaux depuis 8 ans Yarar c'est fermé Cambérène c'est pas fonctionnel donc vous comprenez très aisément qu'au niveau du département de Dakar il y a pas de stade et la preuve li la koy wan mooy équipe yi fii football les équipes d'élite ligue professionnelle ligue 1 ligue 2 et même les championnats régionaux amul kenn koo xam ne tey ci département Dakar ngay ñoom ñëpp Pikine la ñuy dem Guédiawaye Mbao Tëngéej. waaye ak programme mu defaraat infrastructure sportive yi fii ci diwaanu Sénégal yaakaar mën na am bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Bara Thiam ak Pape Momar Lo. muy Léopold nekk programme ministère des sports ak Iba Mar nga xam ne dañ koy defaraat carrément mu nekk presque stade bu bees Léopold ñi delloo piste bi na meloon ak
stade olympique bi ñuy waaj a tabax nga xam ne pose première pierre bi tey la donc ñetti stade yooyu te dana am piste d'athlétisme ñetti piste yooyu bu ñu ko amee Dakar lañ doon jooy démb ak bërki démb foog yaakaar naa dina saafaro li mel ni Demba Diop fédération jël ko Parcelles Assainies léegi ñu gaa yi jot ci Iba Mar Diop pour les besoins des Jeux olympiques c'est en cours Assane Diouf waxuñu darul leer les stades municipaux Yoff mu ngi avancé donc on espère que fii léegi ay at Dakar dina mën a delluwaat fu mu meloon ci en terme d'infrastructure mais ba tey fi ñuy wax nii tembe vraiment c'est un problème. ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi toog di xaar ngir ñu defaraat yenn infrastructure sportive yi ci Sénégal gi yépp jàppale ni coono baa ngi gën a tax ci ñi di athlètes yi. minti laa ñu wax ci wàllu IFOA dame ci jigéen ñi ak tamit Sénégal war a door jongante nag le 25 diggante ak Guinée lay doon gaynde Sénégal tamit bu ñu paree ak Cap Vert ñaar fan ak juróom-ñaar su jeexalee nag ak dëkk bii di Sierra Leone pays hôte ci poule B bi nag Mali moo ci bokk Gambie Guinée Bissau ak Libéria demi-finale jàpp nañ ko ñeenti fan ci weeru mars finale bi nag war ko amal juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu wax ci kii secrétaire général bi fekkoon FIFA di Jérôme Walk ak tamit directeur média groupe national xale yi fi tamit président Paris Saint-Germain ko fi mu toll dañ leen def nag inculpé justice moo leen inculpé ci ay nag wàllu gerek li ni mel dañ ko jeexal rek wàllu lamb ak diggante Siteu ak Papa Sow combat bi dañ ko nag dëggal tey jii dañ ko dëgg CNG waaye am na face à face boo xam ne war na am suba incha allah ci stade Marius Ndiaye choc boobu nag ñu tuppee la l'indépendance juróom fan ci weeru avril nag lay doon ci arène nationale ki ko tëgg ma nag promoteur Abdou Fall ba tey ci wàllu lamb CNG di def conférence de presse lundi lay doon bu 10h jotee El Hadji Maodo Faye. kon nag ñu dem ci yëglikaay. ñoom ñuy waajal événement boobu la nga xam ne Youssou Ndour ak Super Étoile dañ koy amal ëllëg ca stade Modibo Keïta bu Bamako tax na sénégalais yi ak association yi fa nekk yëpp rawatina couturier sénégalais yi nekk ca Bamako di ma informer boobu ak léegi concernant ce grand événement mais nag coow li mooy li